jërë ngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futurs Médias dal leen ak jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi ponk yi ca gën a fës gannaaw nag coow la amoon fële ca diwaanu Ndar ñeel nag kon mbël moom nga xamante ne nag sonal na lool nappkat ya di bël ba tey nag ñu bari ca seeni soxna ñoo daal di génn rek di naqarlu lu ni mel ndax ku ci ñàkkul mbokk ñàkk nga ci borom kër ñu ne nag njiitu réew mi na leen dimbali rek ci bël boobu nga xamante ni ma ngay indi ay giraawaal yi saa su ne ca diwaanu ndax bari na ay nappkat yu ñàkk seen bakkan gannaaw nag ba nu ko tabbee ci bopp direction des bourses ca diwaanu Ndar moom étudiants yu Sanaria ña ngi koy rafetlu muy nag ñëw ko Cheikh Gaye ci bopp direction boobu ndax xel sax mën naa dalandi foofu nag ñu gis ni tamit manifester amoon na ñeel étudiants yooyu nag doon wéy di sàkku rek ak di ñaawlu sax laay wax bourse yi nga xamante ne dafay tardé saa su ne ab circulaire la nag bu génn ci wàllu ko wér-gu-yaram rawatina ak wàllu urgence nu ñuy fexee nag kon ba gën caa mën a taxaw ministère bi ñu dénk wàllu ko wér-gu-yaram moo daal di génne rek ab bataaxal nag da ca dànkaafu ne lépp luy urgence nag taxaw gi nañu ko yoonal loolu nag mu bëgg rek ñu yeggale ko ci bépp kër docteur public rawatina ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo jiite kër docteur yooyu ganu tey ji docteur Joseph Mendy la nekk vice président bu ordre des médecins du Sénégal Joseph Mendy docteur maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Fatou Kiné. ma ngoog ci kanam tuuti daañu waxtaane rek wàllu urgence yooyu nga xamante ni wax naa ko léegi muy nag coow li am ci Sénégal ak jafe-jafe yi ñu ci nemmeeku plateforme ñoo lànk ñoo bañ nag tey ña nga ca Pikine Géejawaay ngir amal fa rek doxub ñaxtu ni ñu koy baaxoo di def àjjuma ju ne du ñàkk nag ñu jokkoo ci ak Salif Sow ca diwaan ba ñoom ñooñu nag di wéy di ñaawlu courant bi nga xamante ne yokk nañu ko xibaaru biti réew yi ak Fatou général Kassem Souleymani moom moomu jiite woon force al-Quds muy unité d'élite des gardiens de la révolution iranienne ak ki ñu naan Abou Mahdi al-Muhadi ñooñu nag ñu ne daal nañ leen ni rek rey ñi ko xamle nag di Pentagone bi nee nañ ab songub kaw daal lu ñu def nag ci ñaar ñooñu ki ci des nag di commandant benn milice ca Irak loolu yëpp daanu ko tënk boole koog nag xët yu njëkk yu yéenikaay yi bu ngeen taaxeeloo tuuti ñu faram fàccee xibaar yi. dalee nag jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi ñu daal di koy doore rek ak poussière bi ñu nemmeeku nag jamono ji nag ci ndakaaru mu doon loo xamante ni kon lu ñu seetlu la du ndakaaru rek mënees naa wax sax ci réew mi gannaaw nag bu ñu sukkandikoo ci agence nationale bu aviation civile nee na nag loolu ab pënd la boo xamante ne ma nga bàyyeekoo ca Mali ak Mauritanie waaye liñ ci seetlu tamit doonu rek tey lay yem waaye mënees naa jàpp ni fan yii yëpp nag. pënd moomu lu ñu nemmeeku la Maguette Soirée Diallo la ñu ci àndal ak Thierno Laurent Mendy. poussière bu bari ñu koy yëg ci Ndakaaru waaye itam ci biir Sénégal yëpp ANACIM tuddee ko ab atmosphère bu diis lu ni mel li ko waral ñi seen xel màcc ci wàllum jaww ji ñu ngi ciy wax. poussière boobu li koy expliquer mooy boo demee ci suufu Mauritanie wala ci côté kaw nooru Mali da ngay gis ni foofu noonu désert la foofu noonu bu ngelaw bi takkoo tuuti rek ngelaw bi day yëkkati poussière day yëkkati suuf si te su ko yëkkatee day ànd ak poussière léegi poussière boobu nag bu ñu yéegee ci kaw lu toll ni ci juróomi téeméeri mètre da ngay gis ni ngelaw yi bi nekk foofu noonu moom moo koy indi mu ñëw ci ñun. ANACIM mu ngi lancé alerte bi ci nit yi nga xam ne poussière bi daf lañu indil ay jafe-jafe ndax bis ci ñi dëgmal poussière bi dafay gën a bëri. ñun at waa service de qualité de l'air ñun ñoo ko tëggoon benn bulletin boo xamante ni day annoncé li nga xamante ni moom mooy poussière bi war a intéresser la moitié nord du pays. waaye aussi joxe woon nañu ko ni tamit à partir de 2 poussière boobu dinañ ko gën a yëg ci dëkk yu mel ni Dakar ak Ndar. poussière boobu dina continuer fii ba samedi ci ngoon jàpp nañ ni dina commencer wàññeeku ba dimanche fii ba dimanche journée wu dimanche dinañ gis ni carrément poussière bi moom dina lu bari ci poussière bi dina dem carrément. pollution bu metti lañ fi gis poussière bi ñëw tegu ci agence nationale bu aviation civile ak météorologie xamle na ay jéego yoo xam ne wax nañ ko jël ngir rek moytu poussière bu bari bi nga xam ne day gàllankoor wér-gu-yaram bu xale yi bu asthmatique yi ak bu mag ñi.
ñu koy jaajëfal bu baax a baax Maguette Soirée Diallo ca diwaanu Ndar nag la ñuy wutali ak ay soxna yoo xamante ne nag ñoo manko di sàkku rek ci njiitu réew mi Macky Sall mu daal di nag gestu kon bël boobu nga xamante ne nag ma ngay defi giraawaali ca diwaanu Ndar ndax bari na ay nappkat yu ca ñàkk seen bakkan bu dul seen jegeñaale seen borom kër la ba tax na nag ñu coy wooteeg wallu ñu teewlu Ndeye Maysa Dieye moom moo wax ci turu soxna yooyu ci micro Ousseynou Diop. yàlla tax nga dimbale lu si bël bi lu tolloo fukki fan ak juróomi ngi nii dugg na si géej gi ñun pauvreté dugg na si dëkk bi ñuy wax Langue de Barbel dugg na si dëkk bi ñuy wax Ndar métti bi bare na kër yi yëngu na sëy yi yëngatu nañu ndax lan sunu borom kër yi ñu ngi dem si danger barki démb dugal nañu image boo xam ne duñu lay wan du question que yere di ko duñu lay wan ni li ñuy daj si bël bi balaa ñuy dugg kon ñoom dañuy jihaati jihaat nag mën nga am sa bakkan mën nga ñàkk sa bakkan ñoo ngi naan dañuy wax ay gilet sauvetage loolu génnewuñu si li ñu siy génne mooy Macky nga ñëw dimbale nu si bël bi yaa ni woon diisoo ak sàmmkat yi nga ni diisoo ak nappkat yi mais diisoo ak baykat yi mais ñun diisoo ana nappkat yi ana ñu ana lan mooy ñun suñu taxawaay que jàppale nu te yàlla tax ndegam bàyyi nga xel mool nga jàppale moolu Ndar yi xam ne ñun sonn nañu suñ ko waxee sonn nañu suñ ko ñàkkee wax sonn nañu ñëpp a ngi dee te lu ko waral bël bi ngir yàlla du lay ñaan sa kàttan ndegam yow yaay borom doole ji yaay borom kàttan yàlla moom nguur amul bu nguur bu du jeex lu des nguur yàlla waaye comme yaa fi nekk amee sa nguur dimbale nu sa doom yi ñu ngi lay yuux di la joytu si bël bi. ma nga ko soxna yooyu doon wax rek ci turu ña yeewoo nag ca ndax géej li nag ab xibaar bu ñu dàpp la muy benn tout tànk bu toll rek ci ñaari at ak genn wàll moom nag la ñu fekk rek mu daal di faatu ci anam yu ñaaw nag ñu ne sax dañu ko rek rey ci anam yu ñaaw ba def ko ci ab saaku ma nga xewee nag gox ba ñu naan Baye dëkk ca diwaanu Mbuur la du ñàkk nag Abdourahmane Diallo gën ñu toppal xibaar boobu nga xamante ni moom moo ñu ko baaxee ni ma ko waxee léegi di benn tout tànk bu toll ci ñaari at ak genn wàll ñu daal di koy rey ba noppi def ko ci ab saaku ca quartier ba ñu naan Baye dëkk la ca Mbuur ñu daal di kon delluwaat ba fële ca diwaanu Ndar ak étudiants yi nga xamante ne nag ñoom ñoo féetee ca Sanaar daara ju kawe jooju tey nag seen xel dal na ak ki ñu jiital ci boppu direction des bourses muy Cheikh Gaye foofu nga xamante ne nag coowal bourse bari na fa étudiants yooyu di yàgg di ñaxtu ne seen bourse daal dañu koy yeex a jot tey nag mu mel ni xel daal mën naa dal ci loolee gannaaw ay yëngu-yëngu yu metti yu ñu doon amal lu ñu nemmeeku la ci atum 2018 yooyee yëngu-yëngu Ousseynou Diop Habib Seck ca diwaanu Ndar. université ñu fay nemmeeku saa su ne ay jafe-jafe ay xale di lakk ay pneu wala bëgg di baare tali bi leen di naqari bokk na ci wàllu bourse bi ak nañu tabbee directeur bu bees bile ñu ci bari si ñoom nag jàpp ni léegi loolee dina mën a dakk tax ñu yëkkati kàddu di ko jëmale ci njiit lu bees li donc tey am na ñoo xam ne amuñu ay parents yu leen envoyé donc ñooñu bourse moo leen permettre ñu satisfaire amplement seeni besoins donc tey ñooñu changement bi mën na baax si ñoom. ñoom nag nee nañu seeni xel mën a dal ndaxte ki ñu fi indi ci université la nekkoon te jafe-jafe étudiants yi war na ko mën a xam. ndaxte étudiants yi bëgguñ di grève coono gi ñu ciy daj ak loraange gi ñuy lor société bi loolu étudiants yi bëgguñu ko mais ñun amuñu lu dul suñuy bourse pour dund suñu bourse suñ ko amul duñ mën a def suñu activité tax ndaxte étudiants yi seen bourse rek lañ am pour mën a dund ci campus bi jënd ay ticket dox seeni sox ci seeni kàddu ñoom étudiants yi li mën a indi jàmm ci wàllu université yi mooy fexe bourse yi du tardé waaye tamit weer bu ne ku nekk la nga war a jot nga mën ko jot. mu def de telle sorte que bourse yi ñu teel si jot parce que ay ndongo daara lañ comme ni mu ko waxee sànq bourse bi mooy tax ñu bëri mën a dund si biir campus bi te suñ ko teelul jot rek day xaw a metti si ñenn ñi parce que du ñëpp ñoo am ay parents yu leen mën di dimbale. suñu jotul à temps seen bourse donc day xaw a metti si ñoom su affaire yi xaw a traîner quoi donc ñu ngi koy ñaan pour que mu góorgóorlu si daal. ak tabba bi ñu tabba Cheikh Gaye ngir mu jiite direction bi yore lépp lu jëm ci wàllu bourse yi jàmm mën na am loolee mooy kàddu étudiants yi waaye nag ñu ngi koy dànkaafu ngir mu jël ay matukaay ngir seeni bourse yi bañ a tardeeti. santati ko bu baax a baax Ousseynou Diop colonel Abdourahmane Dieye nag jamono ji mooy njiital douane bu yees bi ni ki démb nag lañu ko daal di tabb rek ci conseil des ministres bi ñu doon amal muy ndajëp jëwriñ yu Sénégal mu daal di wutu nag ki ñu naan Omar Diallo moomu dafa à la traité jamono ji ci fàttali moomu di colonel Abdourahmane Dieye ab maanaam borom kër la bu am rek kon ñeenti tout tànk mu nekk nañ ko waxee
waxee léegi patron bu yees bu douane waaye doon na koo xamante ni jàpp nañ ni ku xam métier mi la ñeent fukki at ak juróom nag ci la toll daal di fekk baax ci diwaanu Thiès ndax foofee la juddoo waaye nag liggéey bu am solo bi nga xamante ni def na ko ci douane moo waral tey ñu gis nag jéego yi mu ciy def fukki at ak juróom-benn mu def ko ci service bu douane. ñu daal di jàll nag ci gan gi ak ni ma ko waxee woon tey ñuy wax ci wàllub urgence ci wàllu ko wér-gi-yaram ñu gis nag ab bataaxal bu ministère bi ñu dénk wàllu wér-gi-yaram daal di génni di soññ nag mboolem njiital kër docteur yu Sénégal établissement public yi ñu def seen kéemtalaay kàttan ba sàmmonteeg wàllug urgence yi képp ku ñu fi indeeti nanu ko taxaw nag ci anam yu leer a leer ñu koy dellu di nuyu docteur Joseph Mendy wax naa ko léegi muy wàllug urgence yi ak circulaire bi ñu ci génnee ak coow li am lépp ci urgence balaa ñuy dugg ci waxtaan wi nan nga jàngatee circulaire bi. merci madame Fatou Kiné bataaxal pour man kii bu baax na ndax day fàttaliku naka la ñu war a jëfandiku urgence yi pour prise en charge bi gën a amélioré maanaam mu gën a tane mais li may wax ni docteur boo xam ne dafa jàng ci daara yu kaw ya ba wàcc def stage mbaa muy directeur boo xam ne dafa jàng gestion hospitalière oui normalement lu am ci bataaxal bi daf ko war a xam parce que du tellement lu bees parce que lii mooy tax ngay jóg di dem hôpital muy directeur muy docteur prise en charge des urgences li ñu bind ci bataaxal bi da nga ko war a xam di ko appliquer mais lu tax ma ne baax na parce que yenn saa yi day am gàllankoor ci application des droits alors di ko fàttaliku docteurs yi ak ñuy gérer hôpitaux yi loolu lu baax la. ma ngoog ñu gis ci bataaxal bi daanaka boo xoolee ñu ngi ko tënk rek ci juróomi poñ waaye dafa mel ni lépp rek boo xoolee la ci suuf organisation la maanaam base bi wàllu organisation bi mooy jafe-jafe bi. waaw organisation mooy jafe-jafe bi mais ba ngay wax organisation il faut nga am ci jumtukaay yoo xam ne day tax ñuy faj urgence mën a jëfandiku bu baax di prise en charge correctement waaye boo seetlee bu fekkee ni amuloo jumtukaay amuloo jéego yu doy nga xam ne loolu prise en charge des urgences dina am problème toujours. bëgg naa également ñu tënk wax naa ko léegi muy ci juróomi poñ yi nga xamante ni ci lañ ko tënk waaye juróomi poñ yooyu bu ci njëkk mooy wàllu urgence bi prise en charge bi nañ ko teg ci yoon loolee la jëwriñ ci santaane loolu boo ñu ko dee faram-fàccal mooy lan ci tënk nañu ko teg ci yoon. waaw teg ci yoon mooy xam nga urgence bu ñu waxee affaire urgence maanaam loo fi teew bu fekkee ni jógloo teeloo ci jóg dina am musiba et donc il faut que nit ñi ñu xam loolu et dañu war a di seetlu bu baax kan moo nekk urgence ak mënul nekk urgence pour ñu mën a jël en charge malade bu ñëw mais comme li ma wax sànq lu bëri war na ci am da nga war a am ay personnel am ay machine war a am ay infirmière war a am ay chirurgien yooyu yëpp bokk na si ba pare urgence yemul ci hôpital parce que bu ñu seetlu malade yu gën a la plupart des urgences dinañ dem ci centre de santé ci poste de santé wala ci clinique waaw mais circulaire bi dafa mel ni ci hôpitaux yi rek la concerné mais pour moi dañ ko war a élargir. dañ ko war a gën a yaatal xam naa loolu dinañ ci wax ni dañ ko war a gën a yaatal muy la am solo ndax faju moom du rek ci public bi. waaye gis nañu également léeg-léeg ñàkkum place mi dafay tar mu mel ni ñaari poñ ba sax loolee la tënk ñàkkum place bari na loolu lu ñu koy jooytu ci wàllu urgence da nga yor sa malade dem ba yegg hôpital mu ne ci urgence ñu ne la place amu fi ak yooyu est-ce que foofu tamit vraiment beneen organisation warta taxaw bu gën a ñoŋ. moom loolu la wax parce que place urgence bu fekkee Dakar peut-être 2 ou 3 millions d'habitants nga xam ne da nga am ay ñeenti fukki laal urgence nga xam ne place yi du am day poser problème bi parce que boo demee hôpital bu amul place ñuy def pour wax du la wax dara bu amul place. mais gëmuma ni ñi day am place ñu bañ a jël malade loolu mosuma ko gëm parce que man mi def naa urgence ba tey maa ngi faj. parce que docteur bu amee place normalement dafa war a jël malade maintenant bu amul place nag da nga ne amul place mais il faut ñu seet ratio maanaam population bi par rapport à structure bi maanaam population bi xam nga dañoo bëri Sénégal dañoo bëri Dakar te bu amul place bu amul service urgence yu doy toujours problème bi day posé wu loolu moo tax ma ne
fàttaliku lu ñu wax ci bataaxal bi baax na. waaye il faut ñu xalaatam yokk jumtukaay yi. bu fekkee ne ñàkk place sax mënees naa wax ni du doon ci xëy na di nga dem ci benn structure mu ñàkk place waaye xëy na yeneen structure ñoom du ñu ñàkk place parce que foofu vraiment fa la ñuy woowee SAMU ndax ñu ngi koy wax gisoon nañ ci seen assises yi ñu ngi doon wax ni dañuy dooleel SAMU national su ko defee xëy na SAMU coordination boobu ñuy wax moom dina am tey jii dayoo gu toll ni matuwaay bu toll ni dina xam peut-être structure bi nga xamante ne am na place pour mu mën a dox rôle am. wax ma d'accord naa si il faut une bonne coordination au moins organisation des urgences loolu baax na si mais bu ñu foog ne organisation bi rek mën na saafara problème urgence loolu il faut que ñu xam ko mais organisation c'est très important pour prendre en charge des urgences mais il faut ñu ci xalaat aussi yan jumtukaay ya ñuy teg boo jëlee malade bu ñu ko même bu fekkee ni jël nañ sa malade hospitalisé ko bu fekkee ni am loo garab am loo analyse am loo rajo. waaw garab yi sax nag léeg-léeg dafay ñàkk muy garab produit de base yooyu nga xamante ni warta ñàkk ci service d'accueil d'urgence yi. loolu moo tax mu ne am na lu bëri loo xam ne dafa war a dugg ci prise en charge des urgences mais teewul lu rappelé ba mu fàttaliku ci bataaxal bi conditions yi ñuy jël les urgences loolu baax na waaye pour man dafa war a ëpp li beneen jafe-jafe docteur muy prise en charge urgence yi ba tey ñu gis ni léeg-léeg également jafe-jafe dafay am rek ci maanaam gestes yu njëkk yi ndax xëy na pour man ci sama gis-gis tey kër docteur bu nekk tey war nañu tàggat ña nga xamante ne ñoom ñoo fa nekk ba nga xamante ni tey bu ñu leen indilee urgence xëy na war nañu xam lan mooy gestes yu njëkk yi donte sax xëy na place amul mais taxaw bi ci war maanaam tàggat leen tey ji ku ci ne ci wàllu woowu. waaw li nga wax ni dëgg la loolu moo tax ndax dañ koy wax urgentiste yi doyuñu Sénégal seen lim par rapport ak même bu fekkee ni am ñu urgentiste yu doy mais mën nañu tàggat yeneen docteurs yoo xam ne ci geste d'urgence ñu ko leen tàggatee dinañ mën a sauver malade mais wax ma sax ci docteurs yi infirmières yi sages-femmes yi yëpp da leen war a tàggat ci wàllum geste d'urgence yu ñu war a jëfandikoo parce que mën a am malade bu teewee docteur bi nekk ci beneen bureau bi yow mi xam ne yaa ko njëkk a recevoir bu fekkee di xam nga gestes yoo xam ne da nga ko war a def en premier lieu mën a am nga sauver malade donc tàggat bi warul yem ci docteur wala yem ci équipe médicale mooy docteurs yi infirmières yi sages-femmes yi même brancardier da leen war a tàggat naka la ñuy mobiliser ki nekk léeg-léeg tamit docteur dañuy faral di seetlu nit ñi dañuy yor seen malade dem hôpital wax dëgg neex yàlla ñu dem ñu ne leen place amul léeg-léeg ñu gis sax malade boobu ay mbokkam yàpp ko ci taxi di dem ak moom te mu nekk ci jamonoy urgence est-ce que loolu tamit jaadu na foofu gis nañ sax ministre bi mi ngi soññee bu ñu nangooti ñuy bàyyi benn malade muy dem ci beneen oto bu dul ambulance médicalisée bu ko war a yóbbu. parce que bari na lu ñu koy gis Sénégal quand même nit ñi di yor seen malade di wër di daw ñu ne amul place nga gis ñu yàpp ko ci taxi dawaat di dem feneen ba yenn saa yi sax malade bi dañ koy ñàkk balaa ñuy yegg hôpital. waaw fii laa mu war a attirer l'attention par exemple esprit texte bi ak lettre bi il faut ñu def ci attention parce que dañu ne ci bataaxal bi bu kenn yeb malade ci taxi moom ambulance mais balaa ngay def noonu nga xam ni ñaata ambulance mooy am ci hôpital maanaam bu fekkee ni ñaari ambulance moo am mais urgence mën nañ am 5-6 urgence su ko defee noonu bu fekkee ni dañuy appliquer li à la lettre maanaam bu ñaari ambulance yooyu génnee même bu amee urgence ñu bàyyi ko foofu ba yeneen ñëw te urgence nee na nañu war a gaaw donc lu fekk de temps en temps ñuy évacuer malade ci auto particulier du affaire bu bon du affaire doo xam ne baaxul c'est pour contribuer maanaam dañu war a def pour que prudence bi mu am ci mais boo nee nii bu leen évacuer malade ci voiture particulier bu fekkee ne yoo xam ne du am ñu xel bu doy mën na am loolu tam mu jur musiba deuxième remarque may def ci communiqué bi mu ngi ne pour maanaam ci kaw daal faaw ambulance yi mat loolu ñuy doon koy mën a nangu bu ñu leen yóbbu ci beneen oto bu dul ambulance. waaw dañu war a nee ni normalement ambulance moo war a évacuer malade waaye bu fekkee ni ambulance dañu occupé yëpp mën nañ jël tout moyen ñu évacuer malade bu ñu évacuer même ci taxi lu ñu war a def dañu war a ne personnel soignant daf ko war a accompagner quelle que soit voiture bi pour mun a di occuper malade mu ban a def beneen geste bu aggraver situation mais boo nee nii loolu ñu bëgg mais est-ce que loolu mën na am fu mu te nii fu mu toll nii il faut que ñu expliquer aussi communiquer yu baax na mais il faut que autorité expliquer
fajukat yi lan mooy seen esprit. mais ci sa gis-gis docteur est-ce que sax wax dëgg neex yàlla suñu kër docteur yi am nañu nag tey jii jumtukaay yu xarañ ba tax prise en charge urgence bi ñuy wax ñu bu jaar yoon bi ñu mën ko am ci réew mi. non xam nga réew boo dëkk même boo demee ci dëkku tubaab bi. boo demee France problème urgence daf ci posé wu. maanaam musuma gis réew boo xam ne am ñu problème am ñu gàllankoor ci prise en charge des urgences waaye dañuy sutante donc lu ñuy war a def dañu war a def améliorer def le maximum. comme fii suñu réew lan lañu war a doole suñu réew moom laa ne il faut ñu tàggat personnel bi il faut ñu teg ay jéego maanaam ay ambulance ay produits yoo xam ne dafa war a jël urgence ensuite il faut que ñu tabax aussi ay services d'urgence yoo xam ne day méngoo ak population bi bu ñu ko deful moom xam naa lu ñuy def yëpp dina tane waaye day des lu bëri. ci wàllu urgence bi xam naa dinañ ci ñambaasaale tuuti muy centre des grands brûlés yi bëgg naa rek ñu wax ko yéen tamit yàgg ngeen xeex di ñaxtu pour seenu nekkin gën a mucc ayib léeg-léeg tamit ñu dégg leen ngeen di ñaxtul askan wi yéen it foofu ndax yéen a ngi koy xeex parce que réew mu toll ni Sénégal amul centre des grands brûlés keroog maa ngi koy junj directrice générale de la santé mu ne ñi ngi ci mais kañ la depuis kañ Sénégal amut loolu tamit xamuñu fu ñi nga xamante ne dañuy am lakk-lakk yi jéggi dayoo fu ñu jëm. waaw xam nga lu nekk dafay am planification. surtout ci rawatina ci weeru wàllu santé il faut ñu def planification bu ñuy planifier dañuy jéem a seet lan mooy priorité bu njëkk ba man personnellement en tant que docteur soo ma laajoon la lay tànn centre grande brûlée ou bien tabax service de la maternité. dinaa choisir d'abord ñu tabax service maternité balaa ñu tabax grande brûlée. parce que pour man foofu la urgence yi ëppee. bon parce que tous les jours ñaa ngi ëmb ñaa ngi wasin te loolu pour man c'est pas tolérable que jigéen bi dem wasin mu am ci gàllankoor donc priorité la foog naa ministère de la santé ñoom ils sont très conscients par rapport à ce problème mais problème encore c'est un problème de programmation et la disponibilité des ressources. disponibilité surtout boobu ci jëm ci médecins yi tamit ñu leen ci soññ bu baax a baax ndax nee nañ léeg-léeg daanu woo ab docteur yenn heures yi duñu ko jot te du yoon urgentiste ñu ne téléphone am warta fay ministre bi dégg nañ mu ci soññe également seen téléphone yi nañu koy taal 24 heures sur 24 ñu jot leen ndax Sénégal tamit yaakaar naa wàllu urgence yi war nañ xoolaat heures yi surtout heures yoo xam ne dañ fay dem duñu fekk benn urgentiste sur place. bon non lu mu wax ni 24 bon je suis d'accord il faut que bu fekkee da nga nekk de garde da nga sa téléphone dafa war a ouvert 24 heures sur 24 mais bu fekkee yow kenn benn docteur moo am ci urgence mooy chef de service wuroo ko ne muy quand même di taal téléphone 24 heures sur 24 ça veut dire moom a wàllu repos kooku nit la aussi il faut que mu am vie privée il faut mu am famille am tout ça mais ki nekk urgence ki nekk de garde kooku dafa war a taal téléphone yi 24 heures sur 24 loolu nag maa ngi koy sant mu wax directeur yi ñu joxe téléphone ak joxe docteur yi nekk urgence ku nekk am ci téléphone parce que lu ñuy wax téléphone man dama gis urgence doo xam ne ñoo docteur yi ñooy jël muy infirmier muy docteur ñooy jël seen téléphone di woote pour wut place pour maladie. Mangok ñu koy jaajëfal bu baax a baax docteur Joseph Mendy nekk vice-président bu ordre national des médecins bu Sénégal ñu lay jaajëfal bu baax a baax docteur waxoon naa ko sànq ci ndoxteelu xibaar yi muy nag waa plateforme ñoo lànk ñoo bañ jamono ji ñuy wax ak yéen nag ña nga ca Géejawaay ngir rek amal fa benn doxub ñaxtu ni ñu koy baaxoo di def àjjuma junne Salif Sow bu dee mi ngi ci buumu jokkoo bi wala boog xëy na du ñàkk rek ñu am ko ci suñu yeneen jotaay xibaar ma ngoog Salif Sow du ñàkk rek ñu am ko ci suñu yeneen jotaayu xibaar ngir rek mu wax ñu nu ñuy waajalee kon doxu ñaxtu boobilee ca département bu Kébémer la ñu jëm foofu nag gis nañu ne ñu bari ci askan wa tey jote nañu rek ci wàllu courant muy liggéey boo xamante ne nag bokk na ci projet boobu taxaw rek ngir képp kuy sénégalais mën a jote nag ci wàllu courant ak foo mën a ne ci réew mi di programme boo xamante ni soxal na ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar ak juróom ci njaboot foofu nag nu ko askan wa gisee daal ab yokkute lañu ci jàngat muy nag ña yeewoo ca jokkul ak lu ko wër dañu ci teewlu ki ñu naan Cheikh Sadibou Diack moom mooy maire bu jokkul ñu teewlu ko ci micro Thierno Fall.
ma ngoog du ñàkk kon ñu daat ci dellusiwaat ñu wax ci càccug jur gi nga xamante ne nag tar na lool càccug jur googu rawatina ak ci diggante Gambie ak Sénégal frontière ba moo waral nag maire bu Kayen nag ca département bu Koumpentoum di sàkku rek ñu ubbi benn brigade boo xamante ne nii wala poste de gendarmerie ngir mën a ottu kaaraangeeg jur ga foofule Mamadi Thiam ñu teewlu ko ci micro Moussa Oumar Gueye. kaaraange gi wax dëgg ñu ngi am jàmm ak suñu mbokku Gambien yi am ñoo ñu gën a jege waaye nag kaaraange gi li koy mën a yokk mooy càmm gi sàcc bi ñu wàññi ko ak yeneen yi yooyu nag ñu ngi ciy xeex ak état bi mu ngi ñuy jàppale mais bu ñu renforcer woon sécurité bi fii indi fi ay poste de gendarmerie danañu jàppale ba nga xam ne vraiment yaakaar naa ne kaaraange dana gën a yokk. bëgg nañ ambulance parce que benn ambulance moo fi ne benn ambulance bëgg nañ piste de production bëgg nañ électricité. village yooyu ba léegi amuñ électricité village u Kanta ak village u Kaba ak Medina Kanen Malik. ma ngoog ñu doon ko teewlu noonu li ñu daal di wax rek ci li nga xamante ne nag ñu ngi ko waajal muy ak coppite goo xamante ne kon dana daal di am rek ci wàllug permis muy mboolem ñi nga xamante ne kon jotuñoo rek am ab permis muy permis yu yees yi ñooñu nag boo moyul ab fay dana leen ci fekk lu ko tàmbali ci weeru février maanaam 4 junni daanu ko làmb seenub gafa ngir mën a jote rek ca permis yooyu xibaar bi nag mi ngi tukkee ci directeur des transports muy Cheikh Oumar Gueye ñu bari nag ci dawalkat yi di ko naqarlu ne bu ñu sañoon daal daana ko gën a yokk su ko defee ku nekk mën a jotee ci permis yooyu le Mouhamed Samb. dawalkatu oto yi ndax dañu xaar ba nga xamante ni si daanaka bay wéy na mbuus ñu soog a déposé li nga xamante ni si moo di seeni ay permis gannaaw ba nga xamante ni si àpp bañ leen utaloon weesu na ñoom chauffeur yi nag di ñaan rek ngir ñu utalaat leen beneen date boo xamante ne si yeneen chauffeur yi dinañ mën a am seen permis. mën nañ leen a ñaan nag pour ñu dimbale ñu yokkaatal ñu ko waaye nag gars yi fexe daal ba date bi ñu joxe képp koo xam ne yaa ngi liggéey ci transport daal na nga jéem a fexe ba yow nga jéem a wuti sa permis quoi. non dernier moment lañ dañ bëgg lu yomb quoi dernier moment si moom la Sénégal bëgg sagante way ñaari délai am na fi quoi ñun Sénégal d'habitude dañuy faral di xaar dernier moment chaque jour quoi franchement. waroon nañ ci gën a gaaw a teel a jóg daal vraiment. lu ko dalee ci benn fan ci weeru février li nga xamante ne si moom lañ daan fay ngir am permis dañ koy yokk daal di koy tënk ci 4 junni loole nag nekk loo xamante ne si ñoom chauffeur yi jàpp nañ du yombal yëf yi. loolu aussi day tax encore ñu bari duñ leen ote seen permis te fekk du seen temps quoi parce que mënul fay 10 000 boo ko defalee 20 000 da nga ko yokkal coono rek te loolu permis bi waa ji def na tout ba am ko donc war nañ ko mën a négocier quoi. 20 000 francs yi moom vraiment métti na. parce que am na ci ñoo xam ne liggéeyuñu yoruñu oto dañuy siiru am ñoo xam ne sax siiru mi pour ñu am ko c'est très difficile donc kooku tey mun naa am sax 10 000 francs yi ko laaj ñàkk ko mën a moo tax muy yéex a dem. yenn ci ay dawalkatu oto jàpp ni rek waroon nañu gën a mën a baril centre yi nga xamante ni si fa la ñuy jëlee seen i permis waaye itam di ñaan seen i naataango yi ñu dem déposer seen i permis nu mu gën a gaawee. quand même war nañ yokk encore lieux yi quoi lieux du ñu defaree permis yi ak nit ñi fu voilà war nañ ko yokk quoi. di leen gën a ñaax rek comme instant yi nii moom yàlla def na gars yi nee nañ délai bi jeex na tamit ku ci amul permis peut-être man gëm naa ne peut-être war nga mën a taxaw ba lijjanti ko ba mu féete boor quoi. ah ñu dem rek si loo gars yi nañ leen xoj ci télé bi de loolu moom gars yi nañ leen xoj ci télé bi bu baax a baax kay autant que ñu gaaw a dem rek benn yoon. fi mu ne nii amul benn dérogation di maanaam beneen app goo xamante ni si may nañu ko ngir ñu mën a jëli li nga xamante ni si moo di permis ngir ñu mën a déposer li nga xamante ni si moo di permis dawalkatu oto yi nag ñu leen di ñaan ñoom ñëpp ñu daal di dem déposer laata ñuy àgg ci weeru février bi nga xamante ni si ci la ñuy sopparndi payoor gi ñu daan fay ci anam bi ñu utee permis. ëllëg ci aser ji nag boo moyul mbëbës dana tàng jër ak askan wa nga xamante ni ñoom ñoo fa yeewoo ndax nee ñu opération bi nga xamante ni moom la ñu duppee nag zéro déchet benn mbalit bëgguñu koo gis rek ci pays réew mi nag ñu ne duñu xool benn yoon ñuy yanoo mbalit fu ne di leen ko indil nag ci mbëbës bépp camion boo xamante ni ñëw nga foofu nar faa sotti mbalit daanu la taal loolee la askan wa xamle Abi Mbeng moom ma nga dëkk ca Malika ñu teewlu ko ak Salif Sow. ministre Moustapha Abdou Karim Fofana lu mu wax ñun déggoon tewuñu ndax ñun lu ñu bëgg ñun dañoo doyal ci mbëbës ndax ñun ñii ay yaay lañ mais sunu doom yi ku ñu sene mu jàngi mu dem mbëbës l'insécurité rey yi ñun dañoo sonn si mbëbës ñun yaay ñoo tàyyi ak saxaaru mbëbës bi di taal pëne yi le 4 dañuy bale ndakaaru su ñëpp balee ndakaaru nag fan lañ koy indi mbëbës ndax mbëbës Malika la ne ñun ñii nag ñun waa Malika
Kër Massar Yëmbal Nord Yëmbal Sud Tivaouane Peulh ñun ñoo ne déedéet mbalit du fi dugg nañu ministre bi tontu wala le président Macky Sall tontu ñu ba pare ñu seet ñun naka la ñuy def ndax ñun dañoo sonn trop rey yi sunu doom yaa ngi 15 xale boo solal yére na ko jàngil mu jàdd dem Mbëbës wuti ji ay feeraay di jaay ñun ci loolu ci lañ sonn kenn wérul ñëpp santé bi ñëpp xale boo gis mi ngi sëqat ndax infection pulmonaire aiguë ñun ci loolu ci lañ sonn moo tax ñu ne bu subaa nag oto mbalit bu roñ ay mbalitam jëlee ko Ndakaaru soo ñëwee fii ñun waa Malika ñoo lànk ne mbalit du fi tuuru. xibaaru bitim réew yi niñ ko waxee woon ak général Qassem Soleimani moom moomu nag jiite force al-Quds bu di ab unité dite des gardiens de la révolution iranienne nag la ñu daal di faat ci benn congub kaw du moom képp bokk na ci Abu Mahdi al-Muhadi nekk commandant moom it benn milice irakienne ñoom nag ñi ngi leen faat daal ci seen convoi ca boori aéroport bu Bagdad Pentagone nag ma ngay yëglu di waa États-Unis nee nañ ñoom ñoo amal congu kaw googu nga xamante ne ci la général Qassem daal di ñàkkee bakkanam ndax liñ ci jublu rek mooy fexe ba nag kon Iran daal songu yi mu bëgg a amal nag du ko mës a amal bombardement boobu nag yemoo ak rek ñetti fan yi nga xamante ne nii ci ginnaaw gisoon nañu ab congu gu métti gu amoon tamit ci ambassade américaine ba nekk ca Bagdad te ay nag manifestant songoon ko manifestant yooyu nga xamante ne ñu nga fekk baax ca Irak di jàppale rek Iran. xët yu njëkk yu yéenekaay ci la ñu yegg si ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf Macky Sall xamul li mu bëgg dafay lambatu di tañax-tañax yi waxuma ko Doudou Wade moo ko wax jàngi ci Le Quotidien jëral xët mu njëkk journal bi Macky Sall kàddu yu fi yëkkati keroog jëmee ko ci troisième mandat bi ci la ko Doudou Wade bu Parti démocratique Sénégal tontoonoo ne keneen ku ci wax ak wàllu Quotidien moo di Cheikh Gueye bu taxaw Ndakaaru ndax nee na su Macky Sall taxawee ne su ma nee du ma wutaat beneen mandat ñi ànd ak man di liggéey dootuñu liggéeyati day wax lu ko neex ne nit ñi xam ne mandat bi mu nekk mooy bi mu jëm du yàq ci liggéey bi lu toll ne tarfatal ay ni journal bi bind ne Macky Sall wax na li muy wax ci troisième mandat bi waaye opposition bi ci réew mi bàyyiwuñu ko Walf Fadjri nañu opposition Sénégal ci boppam ñoo nekk ci jalti jamono ji rawatina lu jëm ci dialogue national bi ndax dialogue national bi ñuy wax ci réew mi dafa mel ne luy bëgg a jur xuloo national ci biir opposition bi ci diggante Tekki ak waa AJ/PADS mu di Mamadou Diop Decroix ak Mamadou Lamine Diallo ne ñoom ñaari Mamadou yi ñoo ngi yàkkante musiba ak mbelengaan ci seen biir Les Échos nañu Mamadou Lamine Diallo bu Tekki doyal na sëkk ndax naataangoom yi bàyyi luñ ko dara ñu ci mel ne Abdoulaye Banguer Bamba Ndiaye ba ci Mamadou Diop Decroix ñoom ñëpp di jaat nañu Mamadou Lamine Diallo ci àndam Sud Quotidien xëy ànd ak ñun ci li mu tuddee agenda 1 bu président Macky Sall ci 2020 gi ca loolee ñu mën caa gis mbir yu ci mel ne dialogue national bi budget programme yi ci réew mi ndox mi ci réew mi ak yoreen wi ba ci traitu gerte gi mu di campagne bi jëm ci njënd ak njaayum gerte gi L'Observateur xëy ak ñun ci ay projet yu mu fi naaloon nësër ko moom président Macky Sall te projet yooyu yu ca bari sotteegul ubbil yéenekaay bi bokk na ci tëj gi ñu ne woon dañ koy tëj marché Sandaga train express régional gi ñu waroon a livrer cité de l'émergence gi mu fi waxoon université yu yees yi mu fi digge woon autosuffisance en riz gi mu fi doon wax ba ci dogal bi mu fi jëloon jëm ci tere yalwaan ci réew mi yooyee yëpp journal L'Observateur gis na ne ba ko président Macky Sall dalee wax ak léegi dara sotteegu ci Abdoul Aziz Tall yëpp kàngam ci wàllu management ne waa L'Observateur mbiri état boo bëggee mu dox da nga koy teg ci loxoy nit ku ko xam journal Grand Place li mu bëgg a xam ba tax mu xëy di ko laaj moo di projet yu mag yi état bu Sénégal bëgg a def ca Tëngéej ndax du fa jur ay jafe-jafe ci wàllu écologie bi médicaments yi ci réew meeg jafe-jafe yi ciy am ba muy jur léeg-léeg ay médicaments yuy ñàkk Soleil national xëy na di ci waxtaan ak ki jiite pharmacie nationale d'approvisionnement mu di Annette Seck Ndiaye moom soxna si mi ngi leen di càmbaral fi ren bi dëngee docteur Assane Diop mi jiite syndicat yi ëmb pharmacien privé yi ci réew mi moom it mi ngi ciy wax ci Soleil national loi bi criminalisé viol ak pédophilie ci réew mi te ñu woote ko keroog assemblée nationale L'Observateur xëy na di ko waxtaane loi de la peur la ko yéenekaay bi tudde ndax gis nañu ca yu cay ragal yu bari ñu bari ñoo ngi séentu footballkatu Sénégal bii di Sadio Mané ca Real Madrid stade yéenekaay xëy di ñu wax li tax ba Sadio Mané war a jóge Liverpool dem ca Real Madrid benn moo di waa Real mayuñu ko jàmm ñooñ ko topp dar ko di ko woo ngir mu ñëw football si leen ñaareel ba moo di gis nañu ne moom Sadio Mané mooy ki war a mën a wuutu Gareth Bale ca Real Madrid ñetteel ba di li ko dese ci Angleterre mu di jël championnat Angleterre daanaka léegi tey mu mat ñeenteel ba di moom Sadio Mané bu demoon Real Madrid mooy doon juróom-ñaareelu doomu Afrique ba masa football ca Real beneen footballkatu Sénégal di Kara Mbodj mi ngi leeral ci record yéenekaay li tax mu jóge Belgique dem Qatar wax na ni mu gisee avenir am ci équipe nationale bu Sénégal xamal na waa record it ne moom Kara Mbodj football na ñaari coupe d'Afrique yoo xam ne ba mu cay dem bari na yu mu doon sooxaale. ñu koy jaajëfal bu baax a baax Mamadou Mouhamed Ndiaye yéen it sant ñu leen gërëm leen bu baax a baax ci teewlu bi rédaction bi dig na leen daje ci yeneen jotaayu xibaar ñu leen di ñaanal kendaloog jàmm te di ko sàkku ci yéen.